vous plonge. Ça, c'est Alfayda seulement qui l'a. 1 heure pour convaincre. 60 minutes d'horloge. juróom benn fukki simili yu tàng jër yu saf-sap. C'est au tour des candidats ñu joxe seen programme wax li ñu nar ginnaaw bi leen askan bi joxe kàddu gi yóbbu leen ci biir hôtel de ville ba waaye laata loolu lépp rajo Alfayda FM daal di leen jox 60 minutes 1 heure pour convaincre seen émission bu yees ngir ñu xam gis-gis yu candidat yi seeni programme ci fànn yépp ana li candidat bi nar ana li mu bëggal askan wi ani bëgg-bëggam fu mu jëmale li nga xamante ni moom mooy mairie bu Kaolack les destinées de cette ville pour les 5 années à venir fu ngeen jëm loolu la askan bi bëgg a xam lu ngeen nar moom la askan bi bëgg a xam ñu daal di koy dajale nag Alfayda FM daal di leen jox kàddu gi nag ci biir émission 1 heure pour convaincre bés bu ne bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu 1 heure pour convaincre sur la rajo Alfayda FM tous les jours de 15h à 16h le grand oral le grand rendez-vous ci élection locale yi 1 heure pour convaincre rajo Alfayda FM 90.1 sunu kër gën a tàng seen naaj. 1 heure pour convaincre juróom benn fukki simili yoo xamante ni dañu ko jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy dagaan baatu askan bi ci élection locale 2022 yi ñu jëm ba su ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 bu ci diwaanu Kaolack. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci Alfayda FM juróom-ñeent fukk yu tombal benn kaddu gi daadoo fii ci Medina Baye immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé studio Ali Momar Ale Lo ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mbokk ñuy bàyyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew rawatina ci www.radioalfayda.net di leen gërëm di leen sant ñeneen ñi di ñu bàyyi xel ci mboolem plateforme digitale bu rajo Alfayda FM di ñu suivre également en direct sur YouTube Alfayda TV ak yeneen yi ni mel ñu leen di jaajëfal bu baax a baax partie technique Wali Maja Seck réalisation El Hadji Ibrahima Gaye digital bi El Hadji Libas Mbaye moo fa nekk présentation Serigne Moussa Kane tey nag mbokk yi si 1 heure pour convaincre ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Daouda Thiandoum nag mi ngi bokk ci coalition jàmmi gox yi moom mooy directeur exécutif bi sax moom la ñu fas yéene àndal ci juróom-benn fukki simili yoo xamante ni daf ci war a wax ak askan wi ngir dagaan seen baat waaye tamit wax seen i programme ak bilan ak fu ñu toll ci li nga xam te moom mooy campagne bi yooyu yëpp des na ko indi ci li nga xamante ni moom mooy ci 1 heure pour convaincre ñu ngi ci wërngal bu mujj bi nag wërngalu mujj ngir ñu convaincre li nga xamante ni moom mooy askan wi Daouda Thiandoum asalaamaaleykum. salaamaaleykum Nesta maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu commencé sax ci nuyoo bi ci dëkk bu tedd bi ñu nekk. ki nga xam ne ni moo fi toogal Maulana Cheikh Ibrahim. yal na yàlla yokk leeram. amiin muy Serigne Mahi Ibrahim Niass. su ma ko nuyu naa képp kuy diine ci biir Sénégal. nuyu aussi kilifa aada yi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi nuyu waa Kaolack. nuyu ñu ñuy déglu ñëpp fu ñu mënta nekk. ci biir Sénégal ak ci nekk ci bitim réew. Daouda Thiandoum buñ ko bëggoon a xam Daouda Thiandoum ci tënk mooy kan. Daouda Thiandoum doomu Kaolack la ndaxte fii la juddoo. yaroo fii jàngee fii maa ngi juddoo fii tey si ñaari tali. ma leen di nuyu au passage. fii laa juddoo yaroo fii jàngee école Sam. Serigne Aliou Cissé bu Sam. jógee fa dem jàngee ji CM Serigne Bassirou Mbacké bu Ndorong. jógee fa jàngee lycée Valdiodio Ndiaye. jóge fa jàngee ji France. donc maa ngi woon fële ci Grenoble. ba université Joseph Fourier. ma fa doon jàng science technologie ak médecine mooy pratiquement spécialisation université bi. mais moom maa ngi woon faculté de géographie. foofu laa nekkoon mais foofu géographie dañ ko classé au niveau des sciences humaines. alors après ma def fa quelques années jóge fa dem Paris. bi ma demee Paris ma nekk fa université Paris 12 Créteil. foofu laa mottalee sama jàng avant may ñëpp si Sénégal. loolu yëpp nag buñ ko dajalee. Daouda Thiandoum aménagiste la. urbaniste la. et géomarketeur maanaam aménagiste mooy naka la ñuy toppatoo gox-goxaat yi. urbaniste aussi mooy suñu ville yi naka lañ ko mun a def pour que ñu gën ko ñoŋal. bu ñu waxee géomarketeur nag mooy gox-goxaat bu nekk maintenant ressource la ñu xool naka lañ ko mun a jaayee. loolu moo indi l'aspect qu'on appelle le marketing territorial. loolu laa génnee ci wàllu lijaasa ca université. waaye si fukki at ak ñaar yi wees. ba nga xam ne ni si lañ nekk nii
jot naa liggéey dans le privé. jot naa liggéey dans le parapublic. et actuellement maa ngi liggéey dans le public. ndaxte man maay chef de service régional bu aménagement du territoire bu région de Thiès. mais pendant 3 ans. man maa nekkoon chef de service bu région de Dakar. ci tënk kooku mooy Daouda Thiandoum mbokk yi moom la ñuy fas yéene ànd ak moom ci li nga xam te ni moom mooy une heure pour convaincre ci coalition Jàmmi Gox yi moom mooy directeur exécutif bi ñu ngi ci wërngal bu mujj ci li nga xam te ni moom mooy campagne bi alors fii nag dina métti loolu nag ngir ngeen dagaan baatu askan bi ngir ku nekk wane sa bopp waaye ci tënk yéen coalition Jàmmi Gox yi lan ngeen jot a def ci bilan. waaw damay nuyu nag waa coalition Jàmmi Gox yi. jiital ci Fadel Barro. di wax la nit la koo xam ne ni tey liggéeyam ci biir Sénégal. liggéeyam ci biir Afrique. liggéeyam ci biir àdduna bi. raw na maanaam lu ñu mën a dégg. ci xale. ci gune. ndaxte man mii di wax ak yow yàlla dafa def ñu jàngandoo lycée Valdiodio Ndiaye. yàlla def même ba ñu nekkee lycée Valdiodio Ndiaye ay bañkat lañu woon. bañkat boobu tey moo tax tey ba ñu dajaloo ne jàpp nañ ne suñu gox bi fi mu toll nii tey amul jàmm. ndaxte buñ ne jàmm gox yi. mooy bu jàmm amul ci école bi. bu jàmm amul ci fi ñuy fajoo. bu jàmm amul ci dëkkuwaay yi. bu jàmm amul fi ñuy defee koom-koom. bu jàmm amul fi mag ñi même fi ñuy jaamoo yàlla mag ñi ak ndaw ñi ak ñeneen ñi nga xam ne dañ ci bëgg a dem doxantu. dëkk bi amul jàmm. looloo tax ñu ne jàmmi gox yi. donc Fadel Barro muy koo xam ne nii mooy suñu tête de liste. moom mooy suñu monsieur le maire. su ma ko nuyoo nuyu naa ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci coalition bi. tey ñu ngi pratiquement juróom-ñaar fukki 70 juróom-ñaar fukk. naka lañ koy waxee 70. juróom-ñaar fukk très bien juróom-ñaar fukk association. ay GIE de femmes. yoo xam ne ñu ngi ci ay kuréel yu ñëw tey bokk ci coalition Jàmmi Gox yi. te bañ koy sanc fanweer kese lañu woon. donc boo ko seetloo en un laps de temps. pratiquement si ñaari weer yi weesu. am na tey ñeent fukki kuréel. yoo xam ne ñëw nañ fekk ñu si. dem nañ tey ba Kaolack ci 47 quartiers officiels yi nga xam ne moo fi nekk. souvent nit ñi dañuy juum naan 45 47 quartiers moo am. ak quartier yi nga xam ne ni nekk gu ñu officiel. bu ñu leen compter actuellement li nekk ci Kaolack ñu ngi au nombre de 54 quartiers moo nekk ci Kaolack. tey Jàmmi Gox yi au moment où je te parle. dem nañ ci 90 quartiers yi. ci 90 quartiers yi. ci 54 quartiers yi nekk ci Kaolack tey. Jàmmi Gox yi mu ngi fa teew. bi ci mujj démb rek ñu ngi woon Sing Sing. bi ñu demee Sing Sing démb ma leen nuyu bu baax ndaxte yàlla dafa def ma dëkk fa. ma dem ñu adopté ma sama kër foofu la nekk. ma boole sama bopp Sing Sing. Sing Sing Coosee. Sing Sing Joor ak Sing Sing Pël démb dañu dajaloo ñëw sama buntu kër. ñu dajale fa pratiquement 300 nit. xam naa image yi ni ñaa ngi koy xool. au baamu ñu toog ñu waxtaan suñu kër de 18h jusqu'à 22h. donc Jàmmi Gox yi tey dafa mel ni nga jël papier def ci diwlin ni muy walangaanee di dem. noonu la walangaanee. pour indi waxtaan bu beex bi nga xam ne indi nañ ko. ci biir Kaolack pour que Kaolack suñu yaayee ñu xam ne seeni doom màgg nañ. pour que Kaolack ñu xam ne liy defar gox du ñenn lu mooy suñuy doom ñun ñooy defar suñu Kaolack raflewul ay doom. man ba ma amee bac ba léegi ci ren. mat na ñaar fukki at ak ñaar. ba ma amee bac ak léegi fukki at ak ñaar ma koy liggéey. jàpp naa ne tey bu ñu demee ba ñun ñu bëgg ñu teg ci côté. ñun ñu nekk ay responsable. yàlla may ñu xam-xam. gox bii nga xam ne nii fi la ñu dëkk muy goxu Maulana Cheikh Ibrahim. mu mel nii dañoo war a jël suñuy responsabilité ñun ndaw yi ñu créer suñu structure. tuddee ko Jàmmi Gox yi liggéey pour que mun a développer Kaolack. loolu mooy coalition Jàmmi Gox yi. ci campagne bi dem nañ fu ne. parce que ñun suñu programme dañ ko tënk ci ñetti tànk. tànk bi ci njëkk mooy dox jàmm. parce que dox jàmm wax naa la bu jàmm amul ci gox yi. li ñu war a def mooy ñu dox jàmm. dox jàmm instance de diagnostic la. fu ñu dem ñu mën a seetlu la fa am. ñu dox ko jàmm bi. buñ fu gisee la nga xam ne moo fa war a nekk ñu daal di koy naatal. buñ ko naatalee liñ ciy und mooy mu yëkkati ko. donc ñetti tànk yooyu la. dox jàmm naatal ngir mu yëkkati ko. si loolu si lañ nekk tey ba Kaolack amul kenn tey fi ma toll nii ku xamul lan mooy coalition Jàmmi Gox yi.
ndaxte ñun dañu am suñu programme mu am adhésion populaire fu ñu dem ba expliquer leen ko nit ñi dañuy bàpp di ñu toll démb rek association des retraités de Kaolack ñoo mujj ñëw rejoindre ñu donc dama la bëgg a wax ne benn ngelaw mu ngi naaw ci biir Kaolack boo xam ne ni incha allah bu ñu àggee le 23 juin 20h tremblement de terre dina am Kaolack. ah bon ba boo ñu bëri ñu xam ko tremblement de terre moo nar a am Kaolack. ndaxte waa Kaolack seeni doom màgg nañ waa Kaolack raflé wuñ ay doom. suñu yaay yi seen doom màgg nañ. ñoom dañu njool parce que dañu sukk. suñu oom yi ñu teg ci suuf moo tax ñu njool. bis bu ñu jógee taxaw tolloo ak ñoom nag fa lañ toll tey. yëf yi du xaalis. yëf yi mën-mën la. bëgg dëkk bi xool naka lañ ko mun a defee am ay partenaires dajale ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis ñu defar suñu gox fokkar ñi ko defar ko ndaxte si 20 fukki at ak juróom yu wees Kaolack essayé na lu ne doxul. wax naa la bi ma amee bac ak léegi ça fait 22 ans. 20 fukki at ak juróom yu wees. maanaam boo ko ci yokkee ça va remonter pratiquement en 97. 97 ba 2022 Kaolack essayé na lu ne doxul. Kaolack essayé na fin politicien bi dàq sa politique ci Sénégal wala bi ci bokk muy Ablaye Diack. ndéem si yàlla Ablaye Diack yàlla na ko yàlla yërëm. amiin Ablaye Diack daana toog naan waa Kaolack maa leen génte Ablaye Diack maye xaalisam ci Kaolack même weñ yi doon naaw sax moom lañ doon safee seeni laaf. kenn du fi maye lu fi Ablaye Diack mayewul. si 20 fukki at ak juróom yu wees Ablaye Diack li mu maye taxul Kaolack développé bu ñu continuer maye xaalis bi fi nekk fii ak 20 fukki at ak juróom Kaolack nii mu mel lay yësee si 20 fukki at ak juróom yu wees Kaolack essayé na un homme d'affaires ku am xaalis Scat Urbam bu moom ko Dakar muy va di Daouda Faye taxul Kaolack développé wu si 20 fukki at ak juróom yu wees Kaolack essayé na un professeur d'université Madiène Diouf taxul Kaolack développé si 20 fukki at ak juróom yu wees Kaolack essayé na ndongo daara di doom si Maolana Cheikh Ibrahim Khalifa Niass taxul Kaolack développé si 20 fukki at ak juróom yu wees si juróom-ñaar yi at yi ñu weesu Kaolack essayé na jigéen taxul mu développé si 20 fukki at ak juróom yi wees li Kaolack essayé wul mooy ndaw dama ne la président wu France maa ko mag Emmanuel Macron man maa ko mag tey mooy jiiteem réew France ñun suñu gox-goxaat yi ñu am ay xale yu taxaw booloo tëkkaloo jël seen yére ñu téye ko jël seen doole mboole ko jël seen xam-xam boole ko ne dañuy fokkal ñi suñu dëkk defaraat suñu dëkk jot na ñu jox li nga xamante ni moom mooy Kaolack xale yi pour ñu wane seen bopp alors ci juróom-ñeent li nga xamante ni moom mooy domaine de compétence yu gox-goxaat yi au soir du 23 janvier jàmm gox yi nekk biir Kaolack biir mairie bu Kaolack di nga ñu ne ñun kat jàmm gox yi yegg si nañ ak ay ndaw lii la ñuy proposé Kaolack comme modèle de développement boo xamante ni daar fii la ñuy tënku rek kii Kaolack dem waaw ñun suñu programme dañ ko tënk ci ñetti tànk yi mu la wax sax tey bu yàlla defee ñu jël maire bi dinañ continuer suñu dox jàmm bi ndaxte dox jàmm bi instance de diagnostic la moo ñuy permettre ñu xam jafe-jafe yi xew ci biir Kaolack yëpp xam nga waa Fass Cheikh Tidiane ñu ngi may dégg poste de santé ba fa nekk bi ko Fadel Barro jëlee dugal ko ci page Facebook am si la law ci àdduna bi yëpp bi mu lawee ci àdduna bi yëpp ay partenaire u Fadel Barro yoo xam ne ñu ngi nekk Amérique ñëw nañ tey ba commencé dajji poste santé bi pour defal leen benn bâche en attendant ñu fajoo fa pour que ñu tabaxaat ko bu bees tàq dañu ne bu fekkoon ne maire bi fi nekkoon xamoon na lan mooy poste de santé bi fi mu nekk ak ni mu mel konoon du ko seetaan looloo tax dox jàmm bi am solo ndaxte dinañu permettre ruq-ruqaan yi lëndëm yi ñëpp ñu dem fa saafara la nga xam ne moo fa nekk buñ ci paree nag moom laa la wax sànq naatal bi moo si topp ngir mu yëkkati ko wante tey bu ñu jëloon maire bi dama ne sa néeg sax boo ko yoree nga loué ko nit nekk ci ba génn di nga ko càmbar
xool li ci nekk lan la. ok tey mairie bu Kaolack ñun bu ñu ko yàlla joxee. dinañ jéem a auditer li fa nekk. la première chose mooy. ñu auditer mairie bi ci plan yépp. ok jël benn cabinet indépendant boo xam ne ni mooy ñëw auditer ñu xam ñun tey lan lañ ñu bàyyil ci mairie bi. ok su boobaa dinañ woo waa Kaolack yépp yéen ay taskatu xibaar ngeen. woo leen ngeen ñëw ñu ne leen mairie bu Kaolack lii lañ fi nekk. wàllu suuf si dinañ ko xool. ni ñuy gérer mairie bi dinañ ko xool. wàllu koom-koom bi dugg ci Kaolack bi dinañ ko xool. parce que dëkk bu nekk ci Kaolack tey li muy am ci xaalis jàpp nañ ne dafa néew. bu ñu jàngatee xam li nga xam ne nii moo fi xew ba ñu audité ko. ñu woowaa Kaolack ne leen kat ñun bi ngeen ñuy jox dëkk bi lii moo fi nekk. ok waaye à partir de là suñu stratégie doog a ñëw. ndaxte boo diagnostiqué problème bi. comme ni docteur di def rek. bu la diagnostiqué ba pare si la lay bindal ordonnance. su boobaa ñu dégager ordonnance yi. jéem a saafara fi mu gën a métti. ok domaine yi nga xam ne ni tey moo gën a métti ci Kaolack su boobaa foofu la ñuy teg suñu baaraam ngir saafara ko pour que waa Kaolack yépp ñu gis seen bopp xam nga suñu programme dox jàmm naatal yëkkatiku. boo ko seetloo di nga gis ne tey amul kenn ku am programme bu mel noonu. dégg naa ñenn ñi ñu naan seen programme 1900. da nga liirul nag daaw da. non liiroo yeneen programme. non xam nga liir bañ a liir. non liiroo man en tant que directeur exécutif. waaw du ma permettre 6 candidats yi du ma xool li ñu yore. 6 candidats yëpp évaluer naa li ñu yore. mais ñun offre bi ñuy def ci Kaolack. amul kenn ku ko mun a def ñenn ñi dañ ñoo war a defal bilan. ñenn ñi. laajuñu leen programme. bilan ngeen leen di laaj. dañ leen laaj bilan. d'accord ñooñu mooy équipe sortante bi. équipe sortante bi ak keneen ki. ok équipe sortante bi ak keneen bi parce que man jàpp naa ne tey ñi nga xam ne nii ñoo yore néegu jaaykat bi ak xolu Kaolack bi. man jàpp naa ne pendant fukki at ak ñaar dañu war a defal bilan. ok ñoom ñaar ñëpp dañu war a defal bilan. ñu wax ñu fan lañ toll ci liñ leen dénk. ok dafa bokk seen axe prioritaire. ñoom buñ ñu defee bilan la ñu war a defal pas de programme. un bilan de gestion d'abord. ok pour ñu évaluer li ñu gérer ba pare ñu doog ñu wax waaye naan non xam nga ñun suñu programme dafa mel ni benn terrain de football léegi dañoo dugal benn joueur jékki-jékki joueur bi sonn la di commencer di wengalu yooyu ñu changé ko dugalaat beneen joueur suñu programme ñu ngi ko dippee 1992 te Sénégal amoon fa défaite bu métti. yow ñu nekk ci Coupe d'Afrique di wëri ndam li nga ñuy rappeler 1992. man 99 la 92 si laa def sama entrée en sixième. fii ci Serigne Aliou Cissé école. ñu joxoon ñu sujet c'était du 12 au 26 janvier 1992. si le Sénégal organisé woon Coupe d'Afrique. parce que li tax ma fàttaliku ko. ba ma demee entrée en sixième dañ ma ko joxoon sujet de rédaction. ok fekk préparé woon naa ko. ma dem dal ci. moo tax ba léegi dama ko këre c'était du 12 au 26 janvier un important événement sportif s'est déroulé dans notre pays. Ce dernier est le Sénégal avec sa 18e Coupe d'Afrique des Nations de football CAN. noonu laa introduire woon en 1992 sama entrée en sixième. dama ne. munuñ tey ñuy dem 2022 ñu ngi def CAN 2021. ñenn ñi ñëw di ñu fàttali 1992. franchement on veut gagner cette coupe. te li ci gën a grave 1992. mooy Sénégal moo tëgg ñu daan ko. bii tamit ñoom ñooy tëgg ñu daan leen. certain. gis nga yàlla noppiwul. moo tax ma ne la ngelaw laa ngi ñëw. ngelaw laa ngi ñëw ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàmm gox yi si leen fi teewal tey di Daouda Thiandoum di seen directeur exécutif jàmm gox yi comme son nom. jàmm gox yi tey jii nag fi ñu toll tembe ci wërngal bu mujj campagne bi dañ ciy gis loo xamante ni daf ci gane si moom mooy fitna. te Cheikh Mahi yal na yàlla yokk wéram. amiin amiin. mu wax ju am solo boo xamante ne ni à chaque fois dañuy ko war di rappeler les politiques. même pas ñu dul politique sax. di ko rappeler la population ñi ciy bàyyi xel bu baax a baax parce que c'est une phrase à méditer. bu fekkee politique outil loo amul la. bu la taxee ñàkk li nga am ba noppi c'est grave. dëgg la. li tax mu wax ko loolu mooy rôle am en tant que sëriñ régulateur social la rôle am mooy mu jéem a fay lakk-lakk yépp balaa muy indi daay rôle am mooy mu tànn si ñi nga xam ne ñooy yoral dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy kujje gi mu dajale leen conseiller leen ndaxte dañ ne mag baax naa bàyyi ci réew
boo demee bañ ne tey ci néegu Maulana Cheikh Ibrahim ci pays bi tey yow yaa ko jiite kooku dañ ko war a jox nopp jox ko gët ñun nag dañoo jël suñuy yoxo jox ko ndaxte toog nañ dégg ko mu ne lii defar dëkk bi ndaw ñi la bu ndaw ñi jëlul seen responsabilité dëkk bi du changé moo tax Fadel Barro ne ko sëriñ bi yegg si nañu jàngi nañ bañ waree jàngi ut nañ ay lijaasa bañ waree lijaasa am nañ réseautage sur le plan international yegg si nañu sëriñ bi mais nan ngeen yegsee ni ñu yegsee mooy indi lu bees li ñu indi dama lay jox exemple benn bi nga xam ne nii si suñu programme xam nga Kaolack cadre de vie bi ak environnement bi problème la pratiquement bokk na si axe yi nga xam ne programme yëpp candidat yëpp am nañ ko doo ko seetloo te li mu wane mooy dëgg la ndaxte diagnostic bi da ko wane wante ñun man bokk naa si man ak Fadel Barro surtout ndaxte yàlla dafa def ba ñuy jàng moom mu nekk CS lycée ngeen di grève rek dañ doon grève ay grévistes lañu woon mais parce que dañoo yàgg a bañ suñu deret la en fait suñu deret la 6000 élèves moo nekkoon lycée Valdiodio Ndiaye bi ñu gisee ne lycée bi doxul ñu jël suñu responsabilité wax ak nit ñi donc bu ñuy grève ñun foofu noonu pour mu changer ba tey ñu toll suñu dëkk gis fi mu toll mais dafa baax ñu mobiliser suñuy jox xeex ak nit ñi won leen ne dëkk bi dafa laaj ñu teg ko ci yoon Fadel Barro dafa bokkoon ci club écologique scolaire et communal CESCO may nuyu waa CESCO yëpp parce que ñu ngi may dégg CESCO dans les années 90 92 93 94 école lu lycée wu école lu Sénégal collège wu Kaolack yëpp dañ ko amoon ma ciy nuyu monsieur Ndour yàlla na ko yàlla yërëm di ko ñaanal CESCO boobu gis nga ñun boo génnee Sibassor ngay dem nga génn Sibassor ngay dem gis nga garabu xottu biteel yi ngay gis sa ndeyjoor xam nga yaa ngi koy seetlu balaa ngay àgg Sañ Bambara sa ndeyjoor ñun ñoo ko jëmbat bi ñu nekkee xale man ak Fadel Barro bokk nañ ci xale yi ko jëmbat bi ñu nekkee xale tey boo demee CS lycée Valdiodio Ndiaye xale yi ñu ngi toog ci ay garab ñun ñoo ko jëmbat bi ñu nekkee xale soo dee CM Serigne Bassirou Mbacké xale yi ñu ngi toog ci garab ñun ñoo ko jëmbat bi ñu nekkee xale tey lu ma bëgg a wax foofu mooy Kaolack ñun dañu amoon dans le cadre du CESCO ne dañuy def ay garab yu njool yoo xam ne dañ koy def si partie est su Kaolack bi ndaxte jàpp nañ ne harmattan bi xam nga c'est un vent sooy sec boo xam ne souvent ci est bi lay jógee di pénétrer wu vers l'ouest ñu ne foofu bu ñu fa defoon ay xotti butéel yu mag a mag a mag dina mën a jouer un effet ventilateur sur Kaolack mais ba ñuy wax loolu lañ ca undu woon mooy tey li nga gis soo demee hôtel bu Aljana hôtel Aljana mu ngi ci tefes gi te pourtant dafa fees sell ak ay garab donc lan la wane foofu mooy Kaolack war na mën a am ay garab moo tax si suñu programme dinañ def ba incha allah chaque année dinañ reboiser pratiquement ci Kaolack yëpp ndaxte bu ñu reboiser yëpp si on arrive à mettre 100 000 arbres dans la commune de Kaolack dañuy baisser température bi à hauteur de 2 degrés Celsius loolu mooy vision ci wàllu environnement ci wàllu nettoyage beeg liñ ci mënut a gis nag ñuy gërëm waa UCG parce que ñu ngi def liggéey bu am solo bu ñu ñëwee dañ leen di jàppale parce que dégg nga fi candidat yu bari ñu naan non mbalit mi nii xamuñ lan mooy compétence su maire tey mbalit mi compétence su mbalit mi boo ko seetloo ba seetloo ko tey waa état bi daf ko nangu tafal ko ci boppam UCG moo koy doxal maire bu ñëwee li mu mën a def rek mooy teg ci loxo waaye di nga dégg ku naan non bu ñu ñëwee dañuy organiser dañuy def li non dama ne maire yi bu doxee nit ñi waruñ nettoyer lu ñu def nit ñi solo ba rafet sol seen yëre yu rafet dem liggéey yi dund ci cadre de vie idéal amul benn réew bu développé booy dem gis seeni population ñu jël ay brouette ki pelle di nettoyer mais cadre de vie boobu la waa Kaolack soxla mais dañu ne ñun loolu lañ indi ndaxte ancien garage Dakar bi surtout station bi am na ku fay tabax kooku di fa tabax tey si kenn si candidat yi mu ngi ci listam te ñun ancien garage Dakar boobu dañ fa am ce qu'on appelle un projet d'aire olympique
xam nga lu tax. en 2026. Dakar day organiser les Jeux olympiques de la jeunesse adduna bi ndaw yëpp dañuy ñëw Dakar. mais Dakar kese la nar a am. ñun ñu ne si suñu gis-gis. nañu positionné beneen dëkk boo xam ne day nekk à peu près à 200 kilomètres à l'intérieur du pays. pour que mu mën a capter réussite sport yi nga xam ne ñu ngi koy def Dakar. ñu ne dañuy positionné Kaolack def benn aire olympique maanaam ñu tegle fa basketball handball pétanque jeu de boule jeu de dame ba nga xam ne ni volleyball ba nga xam ne boo ko jëlee ancien kii bi garage bi. nga ñëw ba ci buntu lycée Ablaye Niass. ba continuer dem ba penc ba succession de pratiques sportives mooy am maanaam da ngay am les Jeux olympiques. sur un boulevard. ok ça permettra justement à la jeunesse ñu mën a épanouir. tey ñu ngi jouer Coupe d'Afrique amul benn Kaolack quoi bu ci nekk. dama ne. Kaolack dafa amoon ay Baye Thiam Ngatte. Kaolack dafa amoon ay Birahim Diallo. Kaolack dafa amoon ay grands joueurs. Chérif Kandji. ay Chérif Kandji. tey ASC Saloum fan la nekk kenn xamu ko. lu tax parce que amul politique sportive. ñun nag ñu ne bu ñu ñëwee. dinañ dekkalaat sport bi. def ay aménagement yoo xam ne jeunes yi dinañ mun a épanouir. très bien sur ce volet là. beneen volet bi nga xam ne indi nañ ko tey. et c'est très important aussi à chaque fois ñu koy wax dans le cadre de l'aménagement du territoire de manière générale. l'aménagement urbain bien sûr. tey boo jëlee fii ci ginnaaw Cheikh Tidiane Fass Cheikh Tidiane. berge bi. boo ko continuer. moo lay yóbbu ba entrée Kahone. suñu mag ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bu sell bi. bu ñuy laazim wala ñuy def dara. mais xamuñ fan la ñuy dem. parce que ci biir Médina ak li ko wër offrir duñ leen benn cadre boo xam ne mun nañ fa toog feexlu jaamu seen yàlla. ñun nag li ñu bëgg mooy foofu dañ koy aménager def ko ay bancs publics. def ko éclairage. génne saleté bi nekk ci ndox mi defal ko ba mu rafet ba nga xam ne mag mu ci xëyeeti fajar julli ba pare. mun nga téye sa kurus di ko benn bennal ba àgg nga wàññeeku. très bien ñetteel. boo demee garage Nioro. tey li ko dalee marché Diène wàcc ngay dem garage Nioro foofu dañ fa am benn corniche bu rafet. mais corniche boo fa demee tey mbalit kese la. kenn xamul lu mu niroo ñii ngi defar ay saabu di ko fa sotti ñu leen di gërëm waaye bu ñu ñëwee dina leen organiser wax leen ne saabu boobu am na benn américain bu ñëwoon fii tey dem ci saabu yooyu jënd ko. jël benn genre barquette def si benn njàmpe def si benn lu ñuy jonjee tànk dem jaay ko Amérique $20 te saabu Kaolack gi la. dama ne bu ñu ñëwee dina leen organiser jaay leen sur le plan international waaye foofu corniche bi dañ koy tabax comme corniche yi ngay gis tey boo demee France dañuy tabax berge bi bu ñu tabaxee berge bi ba mu rafet def fa ay bancs publics def fa ay restaurants def fa ay café def fa ay petites salles de spectacle fu ñu mën a toog boo xam ne bu bateau bi ñëwee Salin di nga mën a am ay photos yu rafet mu war a géej gi wane bateau bi wane Salin bi mu mën a rafet ñu xam ne Kaolack bu yees ñëw na wante Salin tamit dinañ wax ak moom ndaxte berge bi foofu yëpp dafa salté te moom mu ngi jaay xorom di ko jaay un peu partout dans le monde donc moom il faut que mu ñëw jàpp ci financement berge bi. très bien. ñun suñu programme. ñaari tali. dinañ ko defar ba mu romb Champs-Élysées. boulevard ñaari tali bi. dinañ ko defar ba mu romb Champs-Élysées. xotti jàpp ju lycée Ablaye Niass jógee fa fekk suñu boulevard olympique bi loolu la ñuy xëtt ba Médina. boo jógee fii bu la neexee nga téye sa kurus di bennal di ñaan nekk si biir kër gi di dox boo sonnee nga toog ci banc bi boo toogee nga seetaan sport ba nga àgg ancien garage Dakar dellusiwaat. te doo ko yëg. très bien dama ne ñiy jéem ak ñi mën duñ benn. yéen da ngeen a mën. ñun dañu mën parce que suñu métier la. très bien. man. aménagiste la. sama métier la. si loolu lañ may fay si loolu laay liggéey. ni ñu bëgg a defaree Kaolack. amul dara loo xam ne nii gisuñ ko fenn wala yaakaaruñ ne mën nañ ko dama ne waa Kaolack seeni doom màgg nañ. jàng nañ fii ba ñu waree jàng lycée Valdiodio Ndiaye. dem nañ bitim réew wuti xam-xam am nañ expérience professionnelle dellusi nañ pour nangu suñu dëkk defar ko. d'accord alors ci programme bi am na benn poñ bu boo xamante ni am na solo parce que du moo fi ñu toll nii Kaolack c'est une ville religieuse.
donc forcément tourisme religieux bi dafa war a dox. beneen poñ bi culture moom Kaolack mën nañu wax mooy grenier wu Sénégal tous les grands noms yu nekk ci monde bi boo seetlee seen cosaan Kaolack lañu bàyyi ko. alors yéen ci programme bi dégg ma fenn foo waxee fi ci art et culture. xam nga wàllu tourisme religieux Fadel sax daf naan souvent tourisme spirituel gàmmu Medina Baye. ñaari at a ngi nii. bu gàmmu gi jotee maa ngi ci plateau télé yi. maa ngi ci rajo yi. di wax naka la ñu mën a def pour que la dimension internationale de Maolana Cheikh Ibrahim mu transcender les frontières. tey bu ñu demee ba rajo bu mel ni RFI. muy organiser débat. naan l'intégration africaine via la religion l'exemple de Maolana Cheikh Ibrahim. maanaam intégration Afrique ci wàllu diine. naka la ko juddee Kaolack def tey ba mu réussir intégration africaine au moment où intégration économique mënuñ ko. ok Maolana Cheikh Ibrahim yàlla dafa def li mu am ci talibé ay chiffres Ansarudine laa la wax. 105 millions de talibé. dama ne population bu Sénégal 16 millions de personnes la bu ñu neexee ñu ne 17. ki tëdd fii. 105 millions. de talibé. nit day juddu ñu tuddee ko Kaolack boo demee Nigéria. si jëmm ji nekk fii rek moo ko waral. nit ak ay noppam. noo tudd mu ne Kaolack. ndax jëmmu Maolana Cheikh Ibrahim. kooku dañ naan bàyyi la solution. man ma ne bàyyi la solution mais bàyyi la ressource. ok man jàpp naa ne dañu am ressource boo xam ne dafa denc mbóot mi fii ci Medina Baye bu ñu arrivé à décortiquer mbóot bi. jafe-jafe Kaolack jeex na. dëkk boo gis ci àdduna day sukkandiku ci ay ressources am boo demee Makka. stratégie de développement économique yëpp si ñaari ressources la ko def. pétrole bi. ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jeex na amul leneen laajul leneen. xanaa léegi la Mohammed Ben Salman commencé di investir à 300 kilomètres à l'est. au niveau de la Mecque commencé fa def benn genre Dubaï bu ndaw. wante tey Makka. ñu ngi compter ci ñiy dem di. aji. Covid bi c'est vrai que xaw na ko yàq tuuti. entre 2,5 millions de pèlerins. mais 2,5 millions yooyu di dem di pèlerin. taxul ba tey Mohammed Ben Salman dafa investir 200 milliards de dollars. rien que dans l'enceinte de la Kaaba. pour que d'ici 2030 mu def fa 6 millions de pèlerins. jéye jooju moo indi woon ña faatu woon ba ñuy aji Màkka. buuxante ba. atum buuxante ba. est-ce que gis nga lu ma la bëgg a jàngal foofu. mooy Kaolack dañoo am ressource minière ni Màkka amee pétrole ñun noonu lañ amee xorom. Kaolack dañu am Maolana Cheikh Ibrahim ni Màkka amee le prophète paix et salut sur lui ñun noonu lañ amee Maolana Cheikh Ibrahim. Màkka ñaari ressource la exploité. ñun war nañ mun a exploiter ñaari ressource. wante dafa laaj stratégie de développement. looloo tax ñun tourisme religieux dafa nekk un point très important ñu jàpp ne il faut capaciter Medina Baye. gis nga la capacitation de Medina Baye. moo ñu investir dans le cadre de vie. ba nga xam ne ku jógee Nigéria wala ku jógee feneen ak feneen ak feneen Ghana Côte d'Ivoire fu la mënta neex ci Sénégal ci àdduna bu ñëwee biir Medina du am lu ko merloo. looloo tax ñu jàpp ne ñun Medina Baye laboratoire la boo xam ne nii. dinañ wone dimension Maolana Cheikh Ibrahim impact yi ñu mën a indil parce que am na étude bu ñu def Fadel mu ngi koy wax très souvent. étude bi dafa wane ne tey bu ñu développé Medina Baye. war nañ mun a am au minimum 800 personnes par semaine yu ñëw visiter biir Medina Baye. on a fait une étude qui nous l'a prouvé. waaye
ni ngay capacité Medina Baye si cadre de vie bi noonu ngay capacité en termes de réceptif. ok noonu ngay capacité ci gan yi noonu ngay capacité si ce qu'on appelle le circuit du pèlerin maanaam nit ki balaa muy ñëw sax di gàmmu si Medina Baye. fi muy jaay ñu organiser ko ñu xam fan lay dal. kan ñaata moo nekk si poste bi lan moo ko tax a yëg fan la bëgg a ziar et cetera et cetera bu ñu defee le circuit boobu. moo ñuy permettre ñu positionner maintenant suñu offre territoriale. très bien offre territoriale boobu nag dañ koy adosser sur le patrimoine de Maulana Cheikh Ibrahim donc li muy laaj mooy musée bi nga xam ne commencé nañ ko. ñu gën ko renforcer. képp ku am dàll képp ku am mbaxana képp ku am lépp lu Maulana Cheikh Ibrahim mu ñu am ñu daal di koy indi daal di koy alimenter en idée daal di koy valoriser ba nga xam ne le pèlerin bu ñëwee dans son programme. day inscrire jumaa ji. day inscrire kër xalifa bi day inscrire kër Maulana Cheikh Ibrahim day inscrire musée bi day inscrire yeneen ak yeneen ak yeneen ce qui fait que tu l'occupes. mais boo seetloo ñiy gàmmu si ñu bëri di ñëw xamuñ lu ñuy def. loolu c'est une grosse perte moo tax ñun bu ñu ñëwee gàmmu Medina Baye dootuñ ci xaar CRD. ok gis nga CRD bi ñuy def chaque année. ñun dootuñ ko xaarati. ok day fekk parce que ngeen développer seen programme ba. non c'est-à-dire ñun ce qu'on va faire. bu ñu gàmmuwee ba ca lendemain ba commencé waat nañ liggéey ca gàmmuwaat ba. jëm déwén très bien alors ci beneen côté bi ci ba léegi ñu ngi ci wàllu culture. ba léegi ñu ngi ci culture. culture boo demee fële ci xolu dëkk bi. xolu dëkk bi lañ koy waxee ci wolof. waaw fële fan. xolu dëkk bi. xolu dëkk bi marché la. déedéet xolu dëkk bi nu ñu koy waxee ci tubaab. marché la. marché central. économiquement parlé mais am na feneen. marché central. am na feneen fu tudd xolu dëkk bi. mairie. cœur de ville man ngay bañ a wax la dama ne. waa Kaolack yëpp nañ sol seen dàll ñu dem cœur de ville mais ñu aw ci wetu Koundam. dañ koy teggee. sa ginnaaw Koundam. mais day sori. xam nga sa ginnaaw Koundam lu fa ne. li amal solo Kaolack. ok mooy araignée bi. ok gisoo bâtiment bu kawe boobu nekk nii. xam nga la moo taxoon ñu def ko. salle de spectacle. ok pour le Sine Saloum. pour que suñu artistes yi ñu mën am fu ñuy exprimer wu. tey à part alliance ak centre culturel fooy dem. ak cœur de ville am na. waaw ak cœur de ville. mais mun naa wax mooy alliance centre culturel cœur de ville mais xam nga cœur de ville c'est un domaine privé. man cœur de ville souvent dama koy boole parce que dañ ko jox nit pour mu exploiter ko transférer ko. cœur de ville tey bu ñu nekkoon maire bu Kaolack mënuñ dara lu may négocier ka koy gérer. mais ci la bokk quand même parce que artistes yi ñu ngi fay exprimer. non déggoo lu ma la wax. artistes yi bu ñu fa exprimer taxe bu ñu mënta am demul ci poche maire bu Kaolack. cœur de ville xaalis génn fa jóge ci poche maire bu Kaolack. cœur de ville lu fay génn ca ña créé seen société si ñooñu lay dem. ok ma ne looloo tax Yaama Sarr ma gërëm ko man Mariama Sarr bokk naa si ñu ko naaw. may tendre la main. ay sympathisants Mariama Sarr. ndaxte ñun li tax jàmmi gox yi ñu jàpp ne bëgg na dëkk bi. dafa am ñaar yu ko firndeel. oui. bi si njëkk mooy bi kooku noonu santé 6 ñëw ne am na 34 milliards yu mu bëgg a investir ci commune bi. 10% yi Yaama Sarr daf ne ko 10% yi commune de Kaolack ñoo ko moom donc indil 340 millions. kooku bañ mu ne ko signé lu ma la dara keneen ki. bi Auchan bëggee ñëw bëgg dugg biir cœur de ville Yaama Sarr bañ ne du ma joxe permis de construire parce que su fa duggee taxe yëpp du ñëw mairie de Kaolack. ok maa bañ. ok gis nga ñaar ñooñu. tax na ma naw Yaama Sarr ñetteel bi. jigéen la te jigéen kenn du ko toroxal. jigéen mooy suñu yaay. jigéen mooy suñu jabar. jigéen mooy suñu jigéen. jigéen mooy suñu mag mooy suñu rakk. nit ki bu yàlla defee ngeen sëy ba am foo leen aw fak aw man jomb naa jël place bi nga nekk. ak lu àdduna mënta doon. fi may liggéeyee nii sax bu fa nit bëggoon na ñëw ma seq ak yow dara yi jaral na ma démissionner. parce que àdduna jaral lu ma yenn yi ma. noo mënta toll nag. maqaama boo mënta toll marta ba boo mënta toll. dañuy dee rek ñu sul ñu. dara du fi des ay nettali rek moo fi des. très bien. ñaay nit aw nañ Kaolack anañu tey boo demee armée rek xamadoo kii ku nekk fi fan lañ ne kenn xamatu ko. lan la nit ñi di retenir li nga fi def li nga fi bàyyi. donc àdduna pour man loolu la ñu war a xool. ñun la jàmm gox yi. maa ngi koy wax toujours suñu yaay yi seen rongo ñi fer nañ. ndax seen doom yi màgg nañ. ndax seen doom yi màgg nañ. dama ne. xale yi lay waxal
yëf yi xeexu koñ la ku nekk bu mu jàpp ne Fadel war na ñëw ci koñam pour que ñu gañe Kaolack xale bu nekk fi nga nekk jàppal ne suñu ambassadeur nga. parce que ñun li ñu gëm mooy c'est le pari de la jeunesse. ñun li ñu gëm mooy coalition jàmmi gox yi mooy coalition bi nga xam ne nii tey du ñu jël suñuy ndaw di leen jox ay jakarta ñuy rey seen bopp xam nga ñun lu ñu gëm. mbaxana awsa yi ma sol. ñan ñoo ñu ko fiy jaay. ay awsa fu ñu koy defaree. Nigéria ak fan Chine dugg na ci. ñun ñu jàpp ne war nañ war a mun a dem sëru rabal rek lañ ko defaree. war nañ war a mun a jël suñu ndaw yi si suñu atelier municipaux yi nga xam ne bëgg nañ ko tëgg fii si Kaolack. jël suñu ndaw yi yóbbu leen Nigéria ñu former leen nañ leen war a former we suñu ñëwee ñu installer leen fii ci biir Kaolack ñuy defar mbaxana yoo xam ne made in Kaolack la. sëriñ bi signé ci kaw mu nekk made in Medina Baye ressource mun a indi biir Kaolack ndaw ñi mun ci am xëy ndaxte ndawalum Jakarta munoo ci màgget. boo demee hôpital dafa am saalu Jakarta xale yaa ngi dee si Jakarta. yenn candidat yi naan kaay leen ñu lebal leen Jakarta ngeen dawal fay ñu ne leen c'est pas ça la solution. ñun la solution lu ñu gëm mooy suñu yaay yi seen doom yi màgg nañ. dama ne. liggéey boo bëggut a jox sa doom bu ko jox doomu keneen. liggéey. boo bëggut a jox sa doom. bu ko jox doomu keneen. xale yi jàng nañu góorgóorlu jàng. bu ñu toogee fii tey jàng moo ñu ko may. nañu góorgóorlu jàng. ñu xam ne Kaolack xaalis bi ñuy pasaree taxul Kaolack développé ndaxte kenn du fi maye lu fi Abdoulaye Diack mayewul te kenn du fi maye lu fi Serigne Mamour Niass mayewul. le pari de la jeunesse. alors seen biir seen liste d'investiture yi gis nañ ci en tout cas 50 ou 60% ci teewaayu jeunes yooyu. c'est ça. justement Kaolack soxla na tey jii nii ci wàllu xëyu ndaw ñi mu amee beneen taxawaay budul dawal Jakarta parce que du métier booy xam ne da nga ci retraité ba ci tabax kër qu'est-ce que vous proposez. benn wax naa la sànq mbaxana awsa yi exemple la ñaareel bi wax naa la sànq ne dañuy def ce qu'on appelle ay incubateurs genre pépinière d'entreprise la. pépinière d'entreprise gis nga garab boo ko jëlee dafay nekk comme genre pépinière garab bu ndaw ñu def ko ci mbuus su ñuul nga jël ko daal di koy jëmbat di ko arroser ba màgg nga xool foo koy jëmbat. gis nga ni ñuy defee processus boobu. waaw loolu la ñuy defee processus suñuy ndaw. dañ leen di jël ñu xool jamono fan la toll ci Kaolack li ko yàlla may si baax. ci wàllu tourisme religieux. bu ñu defaree cadre de vie bi former ay jeunes yoo xam ne ñoom ñooy nekk tey aujourd'hui pratiquement l'interface entre le touriste et le lieu saint. bu ñu jëlee jeunes yi tamit ñu yóbbu leen suñu ateliers municipaux yi tey mécaniciens yi nga xam ne ni Kaolack ñu ngi làqatu fu ne. ñii di fuñ kër gu jaamur bu ñu dem rek jëm fa samp seen benn garage. ñu leen di pousse di leen ñun bu ñu ñëwee loolu dakk na Kaolack. ndaxte dinañ defar ay ateliers yoo xam ne nii mécaniciens yi dañ fay gis seen bopp menuisiers yi dañ fay gis seen bopp képp koo xam ne ni yaa ngi liggéey ci mbedd mi jàppal ne bu ñu ñëwee dinañ leen aménager benn zone d'activité boo xam ne ñoom foofu la ñuy liggéeyee zone d'activité boobu ñu relier ko par la ville par un système de transport pour que ñu mën leen renforcer en matériel ce qui fait que lépp loo xam ne ay jumtukaay yu bees la fu ñu jaayee pièces détachées wala foo xam ne nii ñoom soxla nañ ko pour ñu mën a yokk seen i xarala en termes de renforcement de capacité ñu defal leen ko. dama ne dëkk dañ koy organiser. dëkk soo bëggee mu jaar yoon c'est ce qu'on appelle organisation spatiale. ñun suñu tànk mooy bu ñu ñëwee Kaolack incha allah dimanche ci 20h ngelaw mi dina dugg ci nopp ñëpp. Fadel Barro nekk maire Kaolack mu nekk rupture catégorique. ñu xam ne waa Kaolack wax nañ ne seeni doom màgg nañ bés ni ki tey. jox nañu responsabilité seeni doom ndaxte bu dee jàng nañ bu dee relation internationale relation am nañ ko bu dee liggéey am nañ expérience donc dara dolul lu dul ñu xool bay say weewu tànk. jigéen ñi ginnaaw bu nga jógee ci ndaw yi. parce que jigéen ñi aussi am nañ. merci beaucoup li nga xam te ne moom mooy seen. démb ba ñu demee Sing Sing rek. may nuyu encore une fois waa Sing Sing ñu koy waxal. jigéen ñu bari ci Kaolack laboratoire la pour ñun. parce que gis nga jigéen ñi. gis nga seen ñetti caabi yooyu seen lekkiti seen mbootaay mu ngi dox.
baatu mu ngeen laaj pour campagne di def seen caravane. déedéet pas du tout doon naa la. daara bu ñu demee si ñetti caabi yi. non gis nga ñetti caabi yi. dama lay wax ñun lañ ci bëgg a def. ok parce que jigéen ñi ñun dañu jàpp ne. ni leen yenn politiciens yi di fontoowee di soofalee sax dafa ñàkk fayda. jigéen suñu yaay la. waaye di leen sànni ay xartum si ñoom seeni jabar duñ leen jox xartum. di leen sànni loo xam ne nii teg leen ci naaj bu tàng bi ñun bu ñu ñëwee gis nga. suñu yaay yi dañ leen di fonk bi ñu leen di njëkk a def mooy stratégie bi ñuy def pour développer seen ñetti caabi yooyu dañ ko jàng xam ne stratégie bi war nañ ko mun a yóbbu ci mairie bi naka lañ koy yóbbee maire yi dafa am caisse sociale boobu. moom la maire bi di yore ma yaaxeeti su tabaski jotee wala korité wala mu xool ku ko neex daal di lay may dara junni ainsi de suite que du ko moo xam. xaalisam la. lu ko neex la koy gérer. ñun bu ñu ñëwee xaalis boobu dañ koy delloo si ñetti leket yi dañ koy delloo si caabi yi dañ koy delloo si mbootaay yi ñoom ñu ful ko parce que mun nañ ko ñu ngi koy def gis nañ ko. ñu ful ko. buñ ko fulee ba pare dinañ installer ci biir marché Kaolack bi ay kiosque yoo xam ne ku jigéen suñu yaay bu ñëw tey marché xam ne yabooy tuuru na nga soxla juróomi junni wala ñetti junni. pour que nga dugg jaay sa jën boo paree nga rembourser ñu tegal la si as tuut. bu fekkee ne xonq fële na le ca pootu. carotte bi ak légume bi ak soble seeg naajo bi dox na fa ñu jël suñu ndaw yi jox leen ay oto yu ndaw yoo xam ne dañuy dem jënd ko ñu aménager leen ay chambre froide yoo xam ne bu ñu ñëwee dinañ fa denc loolu ba nga xam ne bu yooyu raaree. ñooy jaay suñu yaay yi ñu lebal leen as tuut ñu dugg jël jaay jënd bu ñu paree delloowaat ñu teg si as tuut lañ cay delloo xam nga fan la jëm. école Kaolack yépp xale yi fi nekk yépp parce que ñun. bu ñu waxee xale xooluñ ci ku nekk l'école xooluñ ci ku nekk daara xale lañ wax. ñëpp dinañ ndékki dama ne benn xale Kaolack dootul jàngeti école te du ndékki. parce que non xale yi man jàngi naa ndékkiwu ma man mi di wax ak yow. n'est-ce pas. jàngi naa ndékkiwu ma ba tax na. boo ko dundee waroo seetlu mu am tey. naka la ñuy xool pour que ñu saafara ko mooy tout simplement li bokk moomeel bi moom ñu delloowaat ko ci askan bi waaye duñ ko delloo si ñenn ñi. parce que ñun ñii di wax ak yow. bokkuñu ci benn parti politique. suñu parti politique mooy Kaolack. ànduñoo kuje gi. ànduñoo nguur gi. benn objectif lañu am mooy dajale suñuy compétence dajale suñuy man-man jéem a xool Kaolack gi fi nekk nii nan la ñuy def tey ba tur yi nga xam ne ñu koy solal ñu dindi ko fii. te Kaolack amul benn dëkk bu ko ëpp opportunité de développement. amul. dama ne BCEAO bi nekk fii war a tax lan moo tax BCEAO nekk Kaolack xam nga BCEAO mooy lan. Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. dama ne Sénégal ba mu toll à part Dakar Kaolack la nekk ak Ziguinchor. li tax mu nekk fi moo lay wan ne dëkk bi am na koom-koom. Kaolack bi ñu compté nañ fi 23 banque yu teew biir Kaolack 23 ak banque. Kaolack mooy 3e région 3e territoire bancaire du Sénégal. à part Dakar. Touba. Kaolack moo ci topp. Kaolack bu ñu seetloo tey ñu bëri dañ koy wax Carrefour et cetera ainsi de suite dama ne célébé yoon bi am Kaolack garage Afrique de l'Ouest yi fi nekk. ñun dañoo gis ne li tax mu nekk garage Afrique de l'Ouest dafa wane ne Kaolack c'est melting pot. ba tax na ñun bu ñu jëlee mairie bi UEMOA CEDEAO dina bokk ci ñuy financer le projet de développement de Kaolack parce que dañ ko tënk ci biir constitution bi. très bien dama ne. fu ñuy jëlee xaalis ñun xam nañ ko pare. ba léegi wax ñu ci partenaires yooyu noonu justement. non partenaires yi nga xam ne nii dañ ko fi bëgg a def. ñu leen di remercier un peu ndaxte yenn partenaires yi déjà commencé commencé dañ ko sole ci Fass Cheikh Tidiane ndaxte commencé nañ toj hôpital bi. te ñun yoraguñ dara parce que ñun dañoo jàpp ne mairie bi c'est un outil. buñ ko yoree day baral mbir mi. pour que ñu mën a defar. parce que tey boo demee fële ci Sing Sing seen lampe yëpp taal nañ ko. ci suñuy poos
ñu ñoo taal lamp yi. boo demee fële si Fass Cheikh Tidiane. seen lamp yëpp taal nañ ko si suñuy poos soo demee fële si marché Kibel taal nañ lamp yi si suñuy poos. Pape Mademba bi tey moo ko taal. taalul dara ñun ñoo ko taal. demal waa Kibel ñu ngi may dégg bu fekkee ne li may wax amul ñu ngi may dégg. waa Sing Sing ñu ngi may dégg. waa Fass Cheikh Tidiane ñu ngi may dégg ñun ñoo taal lamp yi ak suñu propre moyen ñenn ñi dañuy ñëw gis ne fii kat lamp amu fi ñu kurkural parce que ñun yenn meeting yi ñuy def yenn caravane yàq xaalis ñun nekkuñ ci lool. xam nga déedéet xam nga ñun lan lañ gëm ne sax. xam nga ñun lan lañ gëm ñi nekk ci caravane yëpp dañ leen di fay 2000 par jour caravane bi gars yi ci nekk. yow utal mbaxana rek wala nga masque nga lonk ci kenn waxtaan ak moom ñun dañ koy def xam nga ñu dañoo am stratégie. ñu dañuy dem stratégie jekki-jekki dugg si biir caravane bi xëcc benn booy taxaw ak moom wax ak moom mu ne gars yi dañuy fay 2000 par jour pour ñoom opération job la affaire bi xam nga. opération job la. parce que si on te paye 2000 francs par jour pendant 15 jours. yaa ngi moment bi ngeen di topp beneen candidat. déedéet xaaral ma ñëw non xam nga lu ma la bëgg wax non ñun lu ñuy def dañ koy càmbar xam nga ñun duñu rëlelali di dem. dañ ne ñun yàq xaalis bi ñuy def ci caravane yi. au moment où tey boo demee Sing Sing ñu ngi naan ndox moo xam ne nii am na ñoo xam ne seen i xaj sax duñ ko naan. au moment où tey boo demee Sing Sing lampe solaire sax amu fa. au moment où tey boo demee Fass Cheikh Tidiane ay nit ñu ngi feebar ñu ngi leen di fay di leen di faj di leen di tëral ci bassan. ñuy yàq xaalis bi ci dëkk bi. lan moo tey ñu dem jënd ay bassan lan moo tey ñu dem taal lamp yi lan moo tey ñu dem teen bi nga xam ne ñu ngi fay nekk ñu jéem a xool pompe yi leen mën a indil. ñun ci yooyu lañ nekk. dañ leen di wan faire la politique autrement lu ñu yàgg di def doxul ay ati at benn moment da ngay taxaw nga xool ñaata yoon lañ fi dem marche bleue caravane et cetera qu'est-ce que ça a mené. non mais poussière yokk soj ñu def bruit ñi leen ni ma ne kër gu ñu dem wàcc fa. ñoom ñooy indi nit ñi bu ñuy dem yóbbu nit ñi waxuñu kenn. non parce que non sérieusement la ñoom ñooy nasa ñoom ñooy Daouda tey non Daouda attends tey jii nii dama ne Sing Sing man démb xam nga ni laa dajale 300 personnes defal naa du caravane du dara tey jii nii fi Sénégal toll nii waaw gox yi toll nii waaw mooy que ni programme nga leen di indil waaw nekkuñu ci ay meeting ak ay affaire noonu da ngay indi programme. ma ne yow est-ce que mën nga dugg caravane dégg ñu wax programme xam caravane lan moo ci am. oui piip sirène bi piip nga génn oui ça va na ngeen dem. amul benn caravane buy lire programme. amul wax sa programme ma ne waay yow duñ la déglu xam nga programme lan moo tax mu am solo. da ngay wax ñu poser les questions. loolay programme. damay ñëw mu ñi nga xam ne ay jàngalekat leen ma wax leen li ma bëgg a def si école bi ñu xelal ma. ñi nga xam ne waa kër docteur leen ma wax leen li ma bëgg a def ci poste de santé yi ñu xelal ma. ndaw ñi ma wax leen wàllu sport lu ñu ci bëgg a def ñu xelal ma cadre de vie bi ma dajale ay ce qu'on appelle focus group ñi nga xam ne ni ñëpp am nañ soxla ci cadre de vie groupe bi ñu waxal ma. waaw d'accord mais est-ce que yéen pare ngeen une fois à la tête de la mairie ngeen associé wala ngeen jëli ñeneen ñi nga xamante ni les 6 autres candidats. non xam nga ñun. dara seen programme loo xamante ni jàpp ngeen ni lii moo gën a baax ci code point bi moo gën a baax suñu bos ñu ngeen jël ko dugal ko ci kii bi. xam nga ñun li ñu gëm. ñaar ñi nga xam ne ñoo yore yëf yi tey. nañ ñu defal bilan ça c'est première chose ñoo war génne programme parce que ñu ngi gérer déjà. waaw candidat yi ñu fi gis yëpp. mais ñaar rek nekku fii. déedéet moom laa la bëgg a wax na. ñaar ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu leen tudd fépp. ñaar ñooñu bilan la ñu war a defal ñi ci topp. juróom yi nga xam ne ñoo ci topp. Fadel Barro moom kott moo defal ci réew mi loo xam ne ni kenn defalu ko dama ne sax ñaar ñi 7 candidats yëpp. maintenant Fadel Barro moo defal tey réew mi loo xam ne kenn si ñoom defu ko ndaxte bi Sénégal kenn xamatul fu mu jëm Fadel moo jël ay responsabilités am bi ñu fi bëggee def car bloquant Fadel moo jël ay responsabilités am bi ñu bëggee jël réew mi jox ko nit mu mel ni yow yaay namp ba mu neex la nga jox sa rak Fadel moo jël ay responsabilités am dama ne Fadel Barro bu fekkoon nekk ak pal rek moo ko tax a jóg amaana mun njaay raxma sax du jot tey APR ba mu nekk nii. ndaxte xam nga lu tax non xam nga lu tax déedéet pas du tout non pas du tout man bokkuma Y'en a marre man je ne suis pas de Y'en a marre Y'en a marre ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse xam nga lan la la coalition Jàmmi Gox yi ki koy incarné mooy Fadel Barro tey ñu regroupé 70 structures ñun lu ñu intéressé mooy le développement de Kaolack waaye nag bu ñuy xool candidat bu nekk ak jaar-jaaram suñu candidat fi mu aw keneen aw fa ndaxte xeexal na Sénégal koo xeexal Sénégal xeexal Afrique xam nga Fadel il faut que nit ñi ñuy xam mooy kan un peu ndaxte boo gisee mu xeebu loolu lay dund loolu lay incarné gis nga maire noonu la war a mel maire waroo dem ay
jël sa oto tente ko ba mu ñuul kuk waroo dem garde corps yi génn les nervis bi et cetera loolu du maire xam nga maire bu ko wax koo xam ne jàngul nasaraan day foog yaay. ndaxte rôle bi yaay di jouer ci kër rôle boobu la maire di jouer ci dëkk. fu tilim mu nettoyer bu xale yi juddoo mu dem ngénte bu xale yi juddoo mu déclarer leen déclaration boobu ñun buñ ñu faloo dañuy am benn application bu ñu tuddee ma mairie. application bi ku nekk da koy télécharger sa téléphone portable ma mairie. boo bëggee déclarer sa doom da ngay dugg ci application bi rek nga def déclaration de mon enfant gis nga boo ko defee foofu. ay xale. ñooy ñëw ak oto ba sa kër enregistrer sa doom jaratul ngay déplacer tey maire bu Kaolack jëlal sa téléphone amul numéro boo leen mën a wooye maire bu Kaolack jëlal sa téléphone amul benn site internet boo leen mën a dugalee dañu ne. 21e siècle la ñu nekk. ñun le pari de la jeunesse. xarale bi ndaw ñu yore tey ay ci nouvelle technologie. technologie de la communication et de l' information. technologie de l' information et de la communication yi nga fi gis ñun jàpp nañ ne bu ñu ñëwee mairie bu nekk mairie bu Kaolack sa téléphone portable lay nekk. ok loo soxla ci mairie bi danañ leen wan lan mooy maire parce que Kaolack amagul maire yi. d' accord pari de la jeunesse jàmmi gox yi Daouda Thiandoum coalition jàmmi gox yi alors moo nekkoon sunu gan tey ci li nga xam te ni moom mooy une heure pour convaincre. convaincre naa la ñun ngay voté. xanaa rek ne ça non xam nga yaa ngi non defe naa yaa ngi déglu ko ne non nañu waxante dëgg fii amul. fii amul ko am yaa leen di déglu fii amul ko am lu am lii boo toogee léegi sa bureau di nga ne wax dëgg yàlla jàmmi gox yi la nañu waxante dëgg. ah bon non mais ma ne tungu ne du teew ñuy naataal. d'accord expérience expertise jeunesse dynamisme moo fi am. vive la victoire incha allah le 23 mu ngi si jàmmi gox yi. mu ngi si jàmmi gox yi. ñuy gërëm ñëpp ñu déglu wax dëgg yàlla di gërëm Alpha Ibrahima Gaye gërëm la yow tamit waxtaan bi neexoon na trop mënoon nga ñëw lemu rek su boobaa kenn du xam lu muy niru. di gërëm ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu di wax ne lu si juumul rek nañ ma ko jéggal. des fois sama xër moo tax lu si juum ñu santee ko yàlla. ndaxte yàlla rek moo man bu ko neexoon wax ci du jub ba nit di ko dégg. bu ko nit déggee ba jàpp ne ñun la rek incha allah le 23 janvier dem leen ngeen xàmmee tomb bu baax bi mooy picc ramatu bi. te mu nekk ci couleur bu bleu bi. boobu mooy jàmmi rox mi ñu rek ñooy picc raxmatu parce que ñun ñenn ñi nga xam ne dañuy jël naan bon ñu ne leen wut leen symbole ñu naan ay bopp fas ak ñu leen naan ay loxo bu ñu dagg ak loxo bu ñu tëbb ak ainsi de suite ñun xoolal ñun wutuñ loolu. ñun picc raxmatu lañ wax parce que yonent bi moo ko tuddee raxmatu muy yërmande. ñu ne ñu wut leen couleur ñu ne couleur bleu ban bleu ciel bu asamaan bi tawee ba set picc ramatu bi naaw si mu mën a indil féex si biir Kaolack. très bien jërëjëf. je souhaite bonne chance. merci beaucoup. question rituelle. oui. le Sénégal face à deux campagnes. le Sénégal. face à deux campagnes. élection locale ak CAN. non man jàpp naa ne élection locale bi moom incha allah na ñëpp xam ne Sénégal si jàmm rek la mun a nekk. très bien. na nit ñi vraiment taxaw si jàmm bi. parce que Sénégal dañ ko hérité bu amoon coow duñ fi toog tey di wax élection locale. donc na nit ñi góorgóorlu. football bi nag moom wax dëgg yàlla ñële 92 bi bu ñu ko fàttali nañ wax 2022. d'accord coupe bi lañ bëgg mu ñëw. ok bu fi kenn waxati 1980 fii moom bu fi kenn waxati lool. parce que 92 jiguñu defet lañ fa amee. à part si la am sama entrée en sixième. jërëjëf. merci beaucoup jaajëfal ko Daouda Thiandoum directeur exécutif coalition jàmmi gox yi mu nekkoon sunu invité tey ci li nga xam te ne moom mooy une heure pour convaincre di leen jaajëfal bu baax a baax réalisation El Hadji Ibrahima Gaye partie technique Wali Maja Seck digital El Hadji Libas Mbaye présentation Serigne Moussa Kane mbokk yi des seen ànd ak programme 90.1 jaa ngeen jëf. Local 2022, Alfayda FM vous plonge au cœur de l'événement. Ça, c'est Alfayda seulement qui l'a. Une heure pour convaincre. 60 minutes d'horloge. juróom benn fukki simili yu tàng jër yu saf sap. C'est au tour des candidats. ñu joxe seen. Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar. publicité. sunu yéene dooleel sunu yi gaynde ak seen kalpe Orange Money ana ñu bëgg dem Cameroun
Orange Money ñëwati na ak tombalam bu mag bi muy jagleel ay clientam waaw fii ba le 31 janvier mën ngeen bokk ci client yi ñuy tiiral au sort semaine bu nekk ngir yóbbu leen ca Cameroun ak pack VIP supporter sunu gaynde waaw ngir bokk ci tirage au sort bi nag yomb na taamu leen seen kalpe Orange Money ngir def seeni mbooleema transaction moo xam yónnee ba jot xaalis fii ak bitim réew jënd ak fay ci sunu partenaire marchand yi wala sax fay seeni facture Orange Money rek weesu na kalpe transaction yi nag faw mu mat 50 000 francs semaine bu nekk sunu distributeur yi itam bokk nañu ci mbooloo mooy doole. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. Alfayda FM. gouverneur bu région bu Kaolack moom mooy yëgal artisans yi ak seeni compagnon ni datu élection des membres bu assemblée générale chambre de métier jàpp nañ ko dimanche 27 mars 2022 bu 8h jotee ci kaw loolu artisans yi ak seeni compagnon te yor seeni carte professionnelle yu jeexagut ñoo mun a bokk ci liste électoraux yi ku ci bokkul nag mënoo fal te mënoo falu artisans yi wala seeni compagnon bëgg a yeesalaat seeni carte ngir bokk ci jongante yi may nañ la ba altine fanweeri fan ak benn ci weeru janvier bi bu 17h jotee ngir nga dem ci chambre de métier bu Kaolack yeesalaat sa carte communiqué bi nag mu ngi bàyyeekoo ci gouverneur de la région bu Kaolack. Alfayda FM. suñu yéene ku nekk ak sa maillot. tacle, dribble, glissade, but. Vibrez comme Jaja au rythme de la CAN en arborant le maillot des Lions. Oui, rendez-vous sur boutiqueorange.sn et achetez votre maillot original collection 2019 à 10 000 francs. Oui, maillot original à 10 000 francs seulement. Et ce n'est pas tout. Commandez en même temps n'importe quel autre article sur la boutique en ligne et participez à la grande tombola pour gagner un séjour au Cameroun. Xanaa neex, bolo mooy doole. En partenariat avec la Fédération sénégalaise de football. Orange. Alfayda FM. fii ci Sénégal benn si ñett amee nañu hypertension te xaaj bi yépp xamuñu ko ndax hypertension jàngoro la joo xamante ni dafay nelaw waaye mën a yee nag yeneen xeetu jàngoro yu mel ni AVC crise cardiaque insuffisance rénale maanaam mbirum roño gis-gis bu wàññeekook yeneen yi ci topp xam sama tension artérielle nag day tax ma mën a moytu dëkku lépp lu mu àndal ci xibaar boo xamante ni Psychodev ak plan international ànd ak ndimbalu coopération luxembourgeoise ñoo leen ko doon may jëm ci projet bi di seen 031. Alfayda FM. ci at mu bees mi événement bi gën a rëy mooy CAN bi te ak Total Énergie di ngeen ko dund nu mu gën a neexee li ko dalee 5 janvier ba 5 février ay xew-xew yu bari ñoo ngi leen di xaar ci seen station Total Énergie ngir ambiance CAN bu doy waar ay photo booth yu ngeen mën a photo ak seeni xarit roue gagnante ngir gagné ay loo yu am solo ak série penalty nga jongante ak say xarit ak yeneeni surprise te jeexagul saa yoo vidé sa oto wala nga jënd lubrifiant da ngay gagné cadeau ci saasi waaw di bànneexu di toppatoo sa oto ay xew-xew yu neex ñoo ngi leen di xaar ci station Total Énergie ak seeni njaboot rendez-vous le 5 janvier ngir dund ko nu mu gën a neexee CAN bi daal ci station Total Énergie bala ngir yeneen i leeral dem leen ci suñu site totalenergie.sn. Alfayda FM. gouverneur bu région bu Kaolack moom mooy yëgal artisans yi ak seeni compagnon ni datu élection des membres bu assemblée générale chambre de métier